waaw ñu mën a waxtaanee loo xamante ne. et ça dépend aussi yenn sujet yi. et tu sais quoi on va parler sujet boo xamante ne ça concerne góor ak jigéen yi mais ñu bëri xamuñu ko. kon ñëw bienvenue ko. xam nga muy importance su santé mentale léegi suñu naan santé mentale nag suñu dëkk je pense que dernièrement jaloore yi fi xew tax na ñu gën si prêter attention mais dafa mel ni loolu aspect wu la si wér gu yaramu nit boo xamante ne ñun sénégalais yi en général ñun dañ ko jëlul en compte soit dañ ko jëlul en compte wala suñ ko jëlee en compte dañ ko tegee de côté su ma nee dañ ko tegee de côté soit mu ngi ca mbedd ba wala mu ngi ca asile psychiatrique yi wala ñu ngi ko tëj police donc il faudrait que ñu xam lan mooy santé mentale ak lu tax c'est important su ma nee santé mentale mooy di nga xamante ne ni que xam nga dina naan ni que sa santé physique yow sa bopp buy métti di nga xam ne sa bopp mu ngi métti sa oom suy métti di nga xam ne sa oom mu ngi métti mais bu fekkee ne ni que sa xol neexul li ñuy naan sa xol neexul du sa xol en fait moo neexul sa xel moo neexul loolu mooy santé mentale mooy di nga xamante ne ni que ni ngay xalaatee ni ngay ressentir say émotions ni nga koy dundee ak ni ngay interagir ak nit yi en fait loolu mooy santé mentale donc bu fekkee ne ni que ñun suñu biir suñuy interaction ak ni ñuy dundee xamuñu wala jëluñu ko en compte wala en tout cas farataaluñu ko dafay doon loo xamante ne ni que daf ñuy lor lu bëri parce que xel mooy li nga xamante ne mooy jiital nit ki donc bu ñu nee santé mentale en général dañu ne ni que mooy li nga xamante ne ni que mooy sa ni ngay xalaatee ni ngay se ressentir ak ni ngay interagir léegi loolu noonu ça se répercute en fait sur tout le corps sur tout le corps et facteurs yi nga xamante ne ni que mooy tax loolu noonu mu important fu muy jógee en général mooy c'est des facteurs biologiques maanaam xam nga nit ki yow gis naa la ni nga mel nii yow sa teint dafa noir boo demee sa biir xel am na noo xamante ne ni que sa gènes yi sa naka laa sa neurone yi ni sa xel bi nu muy mbalaxee ak man sama xel nu muy mbalaxee bokkul en fait donc ku nekk ni xelam di mbalaxee mun na la prêter soit mbalax bi tamit dafa important lu tax nga bëgg a dindi mbalax bi bàyyi gaal yi sa xel bi nu muy xalaatee boobu yow ni ngay xalaatee ak man ni muy xalaatee bokkul te mun nañ jël ñi nga xamante ne ni que bokk nañ ndey bokk nañ baay et pourtant bokkuñu parce que yàlla ku nekk nu mu la mooñee yow ku nekk sa patrimoine génétique noonu la demee am na li nga xamante ne tamit yow sa expérience dund moo la koy indi su ma nee expérience nag en général nit yi dañuy tuutal traumatisme te traumatisme dañuy xalaat ne bu ñu ne teel rek ne rajax non am na ay traumatisme yi nga xamante ne ni que ñu ngi lay dóor te kenn du dégg kenn du bruit du am te xeetu traumatisme yooyu noonu mu ngi mel ni genre suñu la agressé wee genre bu ñu la agressé ba pare 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard kenn bu ñëwee sa ginnaaw rek nga tiit wala par exemple ñi nga xam te ne dañ leen ni xeetu agression sexuelle xeetu agression verbale xeetu agression émotionnelle parce que yenn saa dañuy foog ne ni que parce que yuuxuuma la li ma la wax du la naqari xam nga donc xeet yooyu noonu yëpp ay facteurs yi nga xamante ne ni que dafay influer yow si sa santé mentale léegi bu fekkee ne ni que yow yaa ngi tu es sujet à toutes ces choses là ni sa entourage wala yow ci sa bopp ni nga ko mën a seetlu wooy mooy en général da ngay jékki-jékki ne aw ma appétit waaw aw ma appétit mun na doon ndékki wante mënul dem añ mënul dem reer mënul dem benn bés mënul dem benn semaine mënul dem benn mois en fait bu commencé yàgg am nga problème seetlul nga xam ne ni que am na dara lu la métti li la métti noonu yow en général di nga xam ne am na lu la métti mais doo ko mën a wax loolu après dinañ si dugg si kanam mooy prise en charge beeg ñoom seen mais yow jékki-jékki nga ne amatoo appétit wala jékki-jékki nelaw bi demeetul noonu ak temps yi daal sama matelas bi nu mu kiiwee di nga changer matelas te terewul nelaw bi demee noonu di nga dem ñu bës la ba nga sonn te terewul nelaw bi demeewul noonu parce que am na ñi nga xamante ne naan je suis engourdi sama yaram bi damaa am courant d'air ak ñoom seen ay feebar yi nga xamante ne ni ko doo ko mën a expliquer en fait te loolu noonu yëpp fu muy jógee ci xel bi la moo tax ñu naan ni que un esprit sain dans un corps sain parce que loo munti dem sport lekk correctement ak ñoom te sa xel bi neexul du mën a nekk te sa xel bu neexul boobu noonu boo demee liggéey bi du demee noonu boo génnee dem ci boo duggee ci taxi bi du demee noonu boo fekkee ne ni que yow yaa ngi wax ak say goro du demee noonu ni ngay wax ak say doom du demee noonu donc interaction yooyu noonu mu ngi li nga xamante ne ni que nit ki mun nga ne man sama bopp sa bopp mais non en fait parce que ñun lu ñu xamul ci doomu aadama mooy dañoo soxla interagir ak nit donc bu fekkee ne interaction yu noonu demeewul nu mu war a demee problème am na donc bu ñu nee santé mentale ñu ne waaw moom temps yi moom bopp bi dafa dem boobu benn xeetu santé mentale
am na ñi nga xamante ne ni que dañuy jékki-jékki balaa comme par exemple ñun ñu ngi nekk ci télé bi balaa ngay yéeg ci podium bi wala balaa ñu lay takkal micro yaa ngi commencé am trac yaa ngi commencé nekk am su ma nee anxiété xëy na nit yi du ñu xam lan lay doon mais day jékki-jékki sa biir bi mu ngi wàññaar nga commencé ñaq like li ngay wax sa làmmiñ bi mu ngi commencé takk ak ñoom c'est alors que yow 5 minutes avant respiration mu ngi commencé kii xam nga donc yenn saay di ngeen gis su ma ñëwee di bër xëy na jour boobu noonu anxiété bi moo ma jàpp mais suñu nee ni que moom dafa am problème santé mentale xëy na moom dafa dof alors que am na toute une variété de xeetu problème santé mentale yoo xamante ne ñu ngi koy dund te xamuñu ko te yooyu noonu sànq maa ngi naan anxiété. et ñun ñëpp lay dal faut le dire parce que ñun ku nekk parfois da ngay toog doo nekk sa bopp la nit ku nekk parfois da ngay toog mu mel ni dafa am benn boule bu nekk sa fii c'est parce que sa cerveau bi am na peut-être loo xamante ne daal dinay am ci sa biir vie ci sa biir dund quel que soit moment bi mu amee mu daal di répercuté wu. c'est important voilà. loolu tamit balaa sax ñu naan soo ko waxee parce que bëgg naa ñu naan suñuy wax ñu xam lu ñuy wax en fait parce que comme ni nga ko waxee sànq bu fekkee ne da ngay waaj a yéeg si podium nga kii ñu ne ak moom tapette la alors que non en fait moom ni mu mel dafa soxla balaa moo yéeg mu respirer jël temps naan ndox yenn saa yi Pa Assane ma sonoo ko ne ko Pa Assane may ma ndox Pa Assane di naan kii dafa lakkale mais non parce que man xëy na du may sama salive demeewul noonu sama gémmiñ du tooy donc soxla naan mais bu fekkee ne ni que yow bañ nga laajte li nga soxla parce que soo ko laajtee ñu tooñ la si wala ñu tuutal la si wala ñu ñàkkal la si kersa loolu dafay indi problème donc sànq maa ngi oui Kader. non c'est que li mu doon wax sànq ci traumatisme bi loolu dama am lu ma ci dund quoi moo tax. bi mu waxee ni am na loo xam mën na la topp pendant des années c'est vrai man du ma nelaw guddi bu mu jeex. 3 heures du matin ma yeewu mënuma ko. depuis ça fait plus de 20 et quelque. traumatisme la woon ou bien loo tàmm la rek. non bëgguma dugg ci détail mais. et je pense que depuis plus de 20 ans mënuma nelaw guddi bu mu jeex tàkk. am na ñoo xam ne sax bon histoire bu gudd la mais. Non, je pense que pour nous suivre 12-14 depuis ses débuts, je pense que war nañ mën a xam à peu près Kader lu mu wax mais après c'est sa vie privée bëgguñu exposer mais li mu wax c'est très important et yow li nga soxla mooy nga dem waxtaan pas seulement waxtaan ba lay passé maa ngi ko doon wax dafa am ñi ngay waxtaanal en fait xeetu docteur mais xeetu thérapeute donc yow bu ñu génnee dinaa la jox ab xeetu numéro nga am ko kii parce que xëy na. eh ben nous n'avons rien compris. ñaar peut-être ñoo xam ñett on n'a rien compris. non c'est un sujet boo xam ne c'est vraiment. c'est des sujets on comprend que c'est sensible loo dund la et puis voilà mu lay empêcher ngay nelaw ça se comprend et puis après. voilà benn xeet la ci sont ci voilà léegi lu tax du nelaw am na exactement xeetu traumatisme am na ñi nga xamante ne du ñu nelaw guddi. wala comme ni mu ko waxee bu ñu nelawee ba 3 heures du matin seen fit tëb na ñu jug donc ñi nga xamante ne ni que mënuñu gëmm en fait te ñàkk nelaw boobu noonu dafay influer ci sa dund donc am na lu bëri li nga xamante ne ni que mu ngi lay dal te xamuloo ne que ñàkk nelaw boobu ne te du ñàkk nelaw bi traumatisme bi la daloon la donc boo seetloo ne am na dara lu la dal demal nga dem nga wax ci ak ki nga ci war a waxtaan. mais le problème moom mooy en général dañuy wax psychologue psychanalyste nga dem gisi ko mais nit ñi dañuy jàpp ne ku dof moo fay dem. moo tax là il faudrait que ñu déstigmatiser affaire lu tax moo tax may jéem a wax lan la en fait yan xeetu problème la am na ñi nga xamante ne ni que mënuñu concentré wu te yooyu noonu ci xale yi nañ koy gën a seetlu bu ñu demee classe ñu ne moom dafa il est turbulent manque de concentration alors que non xelam ni mu mel moo tax kooku mënoo ko wax pendant 30 secondes mu concentré wu déglu li ngay wax en fait pour que mu déglu la xëy na il faut mu nekk di colorier am na ñi xeet boobu noonu mën nañ dugg ci autisme am na toute une panoplie de déficit de l'attention yi nga xamante ne ni que noonu nga ko judduwaale en fait te loolu noonu. kon daal yow su ma lay comprendre. li nga jinju mooy xam nga santé mentale. bu ñu nee santé mentale rek wala celui il a un problème de santé mentale c'est assez péjoratif. nit ñi dañ koy gisee ne mooy kay taxawalu ci mbedd ma. wala koo xam ne tàggoon ak sagoom. or que bu weesoo loolu am na yoo xam ne ñu ngi koy dundee te ñuy dox di wax ak nit ñi di liggéey normalement alors que am nañu problème santé mentale. et tu sais c'est quoi le plus drôle li gën a neex ci waxtaan bi yëpp c'est que ñu gis ne ni que ñoom ñoo am problème santé mentale mooy dof yi ñi nga xam te ne que xeetu na ma yàlla baal ngeen baal ñu tàggoog seen sago ñi tàggoog seen sago ñi nga xamante ne ni que ñu ngi leen di gis ci mbedd bi ñu ngi dem yenu seeni daal di dem ñooñu
c'est parce que dañu dund xeetu problème mental yi nga xamante ne ni que ñu ngi ko dund pendant tellement longtemps et que seen entourage kenn alerté wu leen si kenn prendre ñu ko kooku en charge ñu bàyyi ko mu dem yoonam donc loolu noonu c'est la version extrême de la chose et lu tax bëgguma si woon dugg trop c'est que balaa nit ki di dem ki nga gis noonu mu dox ci mbedd bi y a plusieurs raisons lu tax muy dox ci mbedd bi yenn saa ñu ne ni que schizophrénie la en fait mooy kooku genre mooy xeetu ñi nga xam dañoo tàggoo seen hallucination ak schizophrénie c'est yëpp ay kii da ngay gis nit ki mu toog yenn saa jékki-jékki di waxtu mu ngi waxtu ba ñëw nga gësam ko nga ne ko mu ne la non pourtant démb waxoon naa la ni alors que non en fait loolu si biir xelam la xew en fait te yooyu noonu xeetu traumatisme la am na ñi nga xamante ne ni que ñoom bu ñu kiiwee si lekk la leen di affecté da ngay gis kenn koo xamante ne saa yi bu lekkee mu dem wëccu ji xeetu anorexie ak ñoom i seen xeet ñi nga xamante ne ni que ñoom bu ñu amee loo leen naqari ci lekk nañ koy fejee parce que lu ñuy lekk mu ngi leen di defal ak ñoom i seen am na ñi nga xamante ne ñoom dañuy toog di grignoter rek du ñu lekk bu ñu kiiwee cap dem seen yoon donc yooyu noonu yëpp xeetu affection mentale la en fait bu ñu kiiwee am na ñi nga enfin je pense que d'après li ngay wax nii yëpp que nit kuy dund kuy dox sur terre am nga ci benn xeetu problème. En fait. Ça, il faut le savoir. Parce que dañuy dund ci dëkk boo àdduna boo xam ne y a que des problèmes. Et tu sais xam nga lu tax nga nit ku nekk am na benn xeetu problème mental parce que nit ku nekk sa yaram am nga benn xeetu métit. Donc lu tax ñuy jël cerveau bi tegee ko de côté ne moom dara waru kaa mën a dal soit nga nekk normal soit nga bàyyi ko. Alors que ku nekk da ngay gis man maa ngi sew Eva mu ngi jàpp forme yow yaa ngi na Miss États-Unis Kader moom bële passé ñëw na fekk biiram xam nga ku nekk les gens sont différents en fait donc dañuy jàpp ne ni que xel yi tamit bokkuñu te lu tax en général récemment dégg nañ problème yi ñuy kii ak ñoom yi seen muy benn bi nga xamante ne ni que mu ngi ñuy dal mu ngi xamante ne Bamba sànq wax na comme feebar boo xamante ne ni que nit ki mu ngi koy dal mais mu ngi fonctionner ak moom mais mu ngi koy dal tamit mu ngi lor ay mbokkam ak mu ngi lor boppam muy dépression nit yi ñi nga nit dina déprimé te kenn du ko xam man dafa am ay nit ñi nga xam ne nee naa ni que j'ai l'impression de me noyer dafa mel ni maa ngi lap te kenn du ma gis ni que maa ngi lap da ngay toog si bi nit yi di fonctionner di xëy jàngi école di dem jàngi ñëw liggéey ak yëpp alors que yow sa biir yaa ngi dee en fait mooy nga xëy suba teel am xeetu goitre xëy suba teel stress yeeg ñoom mi seen donc problème yooyu noonu bu fekkee ne ni que nit ki seetlu nga ne ni que moom ni mu meloon ni nga ko xamee am na coppite te coppite boobu noonu amul loo xamante ne ni que yow techniquement mun nga ko justifier soit nga toog nga waxtaan ak moom wala nga yóbbu ko moom mu mun a dem xool ki mu waxtaanee mais li gën a important ci santé mentale mooy foog ñu déstigmatiser ko bu ñu ne ni que genre yow bu sa oom di métti du ma ñëw naan dama la ciy rëq mais ku fekkee ne ni que am na kenn koo xamante ne xelam am na ci xeetu feebar da nga koy tooñ wala nga ko yow dof nga wala yow alors que non en fait il faut que ñu prendre conscience que like c'est un organe comme ça yeneen partie wu yaram te dañ ko war a tété et boo ko tétéwulee nu mu lay loree mooy ëpp lu mu la war a indi lu am solo ça rejoint même les bipolaires yi ñuy wax muy un problème boo xamante ne moi je pense que 50% de la population dañoo bipolaire te xamuñu ko et tu sais quoi et tu sais like dinaa ñëwaat ci différents types feebar yi parce que dama ne woon ne que dañuy ñëw waxtaanee dépression mais balaa ngay wax dépression benn ci feebar yi la bipolaire benn ci feebar yi la autisme benn ci feebar yi schizophrénie benn ci problème stress benn ci feebar yi la donc dañuy xam ne ni que feebar la nit ku feebar doo ñëw di ko yokk feebar donc ku feebar dañ koy tette lu am solo